www.sangatv.com. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës ñeenti touriste fekk baax ca réewum Espagne bokk na ci nag ñetti soxna ñoom la ñu fëkk ca diggante dëkk ba ñu naan Karong ak Kataba 2 nekk ca Bignona ay nit nag ñu yori ngànnaay ñoo def loolee ñu teg ci nag daal di sàkku soxna ya laata ñu leen di bàyyi procès bu maire bu Ndakaaru kon ma ngay wéy avocat yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare ci défense bi daal di dugal loolee ñu naan demande de liberté provisoire di sàkku nag ñu bàyyi rek seen client bu ñu sukkandikoo ci article 129 ak article 130 bu code de procédure pénale loolee nag avocat yi fare kon ci nguur gi dañu ko lànk ndax nee nañ amul lenn loo xamante ne ni mën nañu caa sukkandiku ba nangul leen loolee mooy ñooñee fare ci défense bi liggéeykat yu port yooyu nga xamante ne nag DG bu bees bi dafa leen dàq nee ñu ñoom yóbbu dem nañu fa mbaxane doone benn ñi ngi doon nag janook taskatu xabaar yi nee nañ nag fas nañu yéene rek dem ba fu mu gën a soree ca boobee xeex di sàkku ci kilifa yi ñu wallu leen hôpital bi nga xamante ni moom la ñu jagleel tout tànk yi nekk ca Diamniadio ma ngay yaatal liggéeyam dana am nag ab service bu bees boo xamante ne daañu ko fa samp service boobee nag moo fas yéene toppatoo lépp lu jëm ci wér-gu-yaramu xale yi nga xamante ne nag ànduñoo ak seenu xel waaye diggée nañ fa nag muy gën a jàppale responsable yi ngir nag seen liggéey gën a mucc ayib mbokki ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ma ko waxee woon lu toll nag ci ñeenti touriste fekk baax ci réewum Espagne bokk na ca ñetti soxna ñoom la ñu fëkk diggante dëkk boobee ñu naan Karong ak Kataba 2 ca Bignona la ne yëf yi nag démb la xew ay nit yu yori ngànnaay ñoo ko def ñu déglu Cheikh Boubacar Diassi sax may jégglu mi ngi ci bu mu jokkoo bi Boubacar Diassi ma ñu toogal foofee ca Ziguinchor Boubacar Diassi nuyu naa la. Boubacar Diassi ni ma ko waxee rek mbir amati foofee ci bëj saalumu réew mi ndax mën nga dellusiwaat ci li nga xamante ni xew na démb muy nag touriste yooyu ñu fëkk. wax nga dëgg Fatou ne comme ni nga ko waxee démb la am ci ñeenti waxtu ci dëkk bi ñu naan Karong diggante Diouloulou ak Kataba mu doon juróomi doomu aadama yi ñu jàpp juróomi doomu aadama yi nag ñeenti touriste ñoo si bokk ñeenti touriste yi bàyyi ko Espagne ak benn sénégalais bi mu nag moo nekkoon seen chauffeur bu leen dawal bu doon dawal oto bu ñu loué à partir de Ziguinchor kon bu ñu leen jàppee ñu leen jàpp nee nañu ay doomu ay nit yor ngànnaay lañu tey sax bi ñu taataanee information yi tey ngir topp information bi dañu jàpp ni ñetti nit ñoo leen jàpp dugal leen ci àll bi bu ñu leen dugalee ci àll bi ci lañ jël seen i bagage nangu seen i xaalis jot nañu jël si ñoom li mat 4,400 € ci xaalisu Europe ak 315 000 francs CFA ci xaalisu Sénégal boo ko xayma mu jege lu mat 3 millions ak ba ëpp ko sax donc information yi ñu jot ba léegi nee nañu xale yu góor yooyu balaa ñuy bay touristes yooyu dañuy jot yegg ñi nga xamante ne mooy ñetti soxna yi yegg ci ñoom ak ñu soog leen bay kon fu mu nekk nii ñoom actuellement ñu ngi ci commune bu Kafountine mais balaa ñu fay yegg dañuy jaar d'abord gendarmerie Diouloulou def fa déposition soog a yegg Kafountine fu mu nekk nii tey fu mu nekk nii ñu ngi Kafountine Fatou. Boubacar Diassi. naam est-ce que loolu indiwul tuuti tiitaange ci askan wa ndax bu ñu xoolee li xew lu yàggul dara lii ñëw encore dalati ci kaw askan woowu. wax nga dëgg indi na tiitaange fii ci région de Ziguinchor parce que boo fàttale ko amuñ defoon nañ si benn reportage bu mag ci jàmm ji dellu si ñeenti at yi ñu jógee ba juróomi at yi ñu jógee nii mais malheureusement li xew forêt classée Bayot Est ak lii ñuy ñëw nii te ci diggante bi am na yeneen ay braquage yu ndaw ndawaan ñu ngi fàttaliku benn amoon na ci commune de Oukout am na benn bu amoon ci commune de Boutoupa Camaracounda kon foo nekk ni daal tiitaange moo nekk ci donc Ziguinchor waaye nag tiitaange bi nga xamante ne xëy na amul doole parce que ñoom yàgg nañ ko dund depuis fanweeri at mais li nga xaw a jaaxal mooy ñu ngi dellu seen i ndànk-ndànk mais ñu ngi am yaakaar ni fu mu nekk nii autorité yi daañu ci taxaw pour arrêter ko léegi balaa muy wéy. di nga ñu gën a toppal xibaar boobee ngir ñu xam nag xëy na leneen li nga xamante ne mën na caa tukkee bees ak loolu xew dinañ jokkoo tamit ak maire bu Kafountine di Victor Diatta maa ngi lay nuyu monsieur le maire.
maa ngi lay fay. monsieur le maire ni nga ko gisee muy mbir moom nga xamante ni kon xew na ci diwaan boobee tey ji lan nga ciy wax monsieur le maire. maa ngi koy ñaawlu parce que mbir mi dafa xew ci commune Kataba ay touristes la woon ñu doon ñëw ci Kafountine jógee Cap Skirring ñu loué benn taxi ñu ñëw dañu dépassé poste militaire bu Karong. ñu dugg ci yoon bi tuuti àll bi. benn samba boy benn boy génn ak cartouche arrêté taxi bi mu ne leen ñu génne xaalis parce que benn góor moo fa nekkoon à part chauffeur bi benn tubaab ak ñetti jigéen donc un couple ak ñaari jigéen ñoom ñoo doon ànd ñu jël seen xaalis boy bi dugal leen ci àll bi tuuti yi nga xam ne am na ñaari yeneen boy yu nekkoon ci biir àll bi yore ay jaas yi donc paraît que ñoom ñoo leen def naka dund noonu quoi. monsieur le maire. oui. xam naa sax xëy na genre yu mel ni du guleet sax mu fay am xeet yu mel nii mais bu ñu gisee li am fan yi ak li am démb est-ce que duñu njoxt ni mën na am benn rapprochement maanaam benn lien ci diggante ñaari mbir yi mënuñu ko njoxt. mën nañu ko njort kay parce que loolu souvent buy am rek dafay jur leneen. dafay créer benn occasion bi nga xam ne samba boy yi ci la ñuy profité pour def yi lu nag si dund loolu donc loolu xewoon fan yii passé ñun ñi nga xam ne fii la ñu dëkk tàmm nañu gis lu mel ni loolu waaw donc on s'attendait un peu à ça. moo tax nit bi xewee démb man lii dama ko ñaawlu trop quoi. monsieur le maire balaa ñu tàggatoo ak yow peut-être xëy na laaj bu mujj rek nga nekk responsable local ak yi xew yépp tey jii yan matuwaay ngay jël ci sa wàll maanaam fi nga féete yan matuwaay nga jël peut-être pour gën a ñaax askan wi ñu gën di moytu ak yooyu est-ce que am ngeen ay campagne de sensibilisation yoo xamante ni yéen a ngi koy def jamono ji waaw parce que man maa ngi koy def dama ko daan def souvent di sensibiliser ñi di jël seen motuwaay. parce que déplacement bi souvent moom mooy problème dëkk bu Kafountine en tant que tel dafa am kaaraange mais comme ñu ngi ci dëkk bi nga xam ne dafa xaw a rukkee accès bi dafa xaw a jafe tuuti moo tax may ñaax nit ñi bu ñuy déplacé wu ñu jël seen motuwaay bañ a di déplacé yeneen heures yi pour que ñu bañ a am lu nag dul loolu. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Victor Diatta may fàttali nag ne moom mooy maire bu Kafountine nag soriwul dara fa yëf ya amee muy nag juróom ñooñe ñu fëkk ñeent ñi ay touriste lañu kenn ki sénégalais la ñeent ñi ay touriste lañu muy nag ay touristes yu fekk baax ci réewum Espagne ñetti soxna bokk ca ñu fëkk leen ay waay yu yoree ngànnaay teg ci nag daal di sàkk kon jigéen ñooñe laata ñu leen di bàyyi dinañ ci dellusiwaat ak na mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba tribunal fekk ji fa Cheikh Tidiane Dione ak ni ma ko waxee woon muy procès bu Khalifa Sall nga xamante ne ma ngay wéy Cheikh Tidiane Dione nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatou Cheikh Tidiane Dione ñu ngi ko doon wax léegi ci ponk yi tey jii loolee nga xamante ne nag moom mooy bàyyib néggandiku défense bi moom la ñuy sàkku ña fare ci nguur gi lànkal leen ko tey lan nga ñu mën a tënk rek ci procès bi. alors ñaari articles yi ñoom la ñuy xëccoo muy article 129 ak article 130 bu code de procédure pénale ñu ne nag lii di liberté provisoire nit ki war na ko mën a am amul délai amul forme su fekkee ne daal li ko yoon di laaj maanaam nit ki respecté na ko présumé bi su boobaa war na ko mën a am. alors ci mbiru Khalifa Sall nag ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat défense yi ñoom jamono jii nee nañu maanaam liñ koy toppee ñoom joxe nañu ay kër ak ay biens yoo xam ne firndeel na tax li nga xam ne loolu lañ koy toppee waaye lu ni mel ñoom dañ leen gàntal mais liberté provisoire mënul am ci kaw loolu nag donc fii ne li alal ji ñu leen jox ëpp na ko donc waroon nañ ko mën a nangu foofu nag ci biir coow lool ci la avocat de la défense ne déedéet ndax ñoom dañoo ne déposé nañu ay këyit waaye gisuñu ay këyit ki nga xam ne nag moom mooy président bi di Malick Lamotte moom atte ne nekkul nguur gi moom mooy wëri pièce justificative yooyu maanaam kayit est-ce que déposé nañ ko fii la ñu nekkoon ci coow loolu ba finalement ñu ngi defoon benn pause technique boo xam ne 15 minutes la duré woon waaye ci liñ ci mën a jàpp waa défense yi ñoom dañoo gis ne kii di Khalifa Sall dañ ko jàpp arbitrairement maanaam teg loxo bi ñu ko teg loxo jaarul yoon suñ xoolee sax ci li nga xam ne moom mooy bi ñuy def PV yi amul benn yoon boo xam ne am na conseil maanaam
avocat boo xam ne daal di koy assister pour daal di koy assister 30 minutes yi nga xam ne yoon doxu saako 30 minutes yooyu nag ñu leen ko jëlee nu ne su leen neexee ñu jël ko mu nekk benn yoon su leen neexee ñu dagg-daggee ko ay pàcc ba keroog 30 minutes di jeex laataa daal ñuy kii beneen mbir moo xam ne tamit naqarul nañ ko bokk na ci enquête yi nga xam ne dañ doon gudd maanaam yenn yi 9 heures jàpp 22 heures parfois sax ñu ëpp ko ci clients yi nga xam ne wala boog ci présumé yi nga xam ne ci jamono ji ñoom ñoo nekk ci baar bi loolu yëpp suñ ko boolee ñoom daal dañoo gis ne jàpp bi ñu jàpp kii di Khalifa Ababacar Sall ay ñooñam teguñu ko ci yoon keneen tamit ku nekk ci défense bi di maître François Sarr moom xëy na sax dem na ba gis ne fi ñu nekk nii waxatuñu lépp lu jëm ci wàllum droit maanaam la ñuy wax le droit n'est pas libre mais dafa am benn main invisible boo xam ne moom mooy commandé mbir yi te jamono ji daal doy na ndax ci dëkku droit la ñu nekk maître Ciré Clédor moom tamit ba tey sax ñoom ñoo aye woon waa défense bi ñoom ñoo doon wax moom nee na li nga xam ne moom moo ko gën a naqari moom mooy vide nag moom ni ñu koy expliqué mooy rek ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall bi ñu koy teg loxo boobu nekkagul woon député mais bi ñu nee nag ba nekk député waroon nañu maanaam li nga xam ne mooy immunité parlementaire am di mbalaanu kii laayam ñu xool ci ba bàyyi ko après nag lépp lu ñu koy topp ñu topp ko mais dañoo gis ne lii di instrument juridique interne yi ak internationaux yi dañ leen salfaañe loolu daal moom moo tax jamono ji li ñuy sàkku moom mooy ñu bàyyi Khalifa Ababacar Sall ak ay ñooñam ndax am nañu maanaam tayle nañu seen i alal te li ñuy tayle somme li nga xam ne moom la nguur gi di sàkku ci caisse d'avance bi ak li nga xam ne ñoom moom lañ teg ci kaw table moom moo ëpp fuuf donc nañu xam ne ci réewu waa lañ nekk parce que ne su fekkee amaato beneen laaj jaajëfal la rek Cheikh Tidiane Dione ñu doon jokkoo ak yow foofee ci tribunal ak procès bu Khalifa Sall ñi nag doon liggéeyee ca port bu Ndakaaru ñu ne nag directeur bu bees bi daf leen a dàq ñoom liggéeykat yooyu dem nañu nag fa mbaxana doonee benn ña nga doon jonook taskatu xabaar yi nee na nag duñu ko bàyyi mu seddee nii daañu dem ba sori ci xeex bi ci kaw loolu itam ñi ngi sàkku rek ci kilifa yi ngal la ñu dimbali leen Abi Faye Modou Diop. ña daan liggéeyee ca port bu Ndakaaru mer ba futu lañu def ci kaw directeur bu bees bi di Aboubacar Sadikh Bèye ñoom ñi ne directeur bi deful leen lu dul jël ay ñoñom dugal leen foofee ca port li ni mel tax ñu ne daañu ko porter plainte. ay sénégalais leen ay doomu réew mi leen ñu dañoo bokk ci réew mi ñu jël ñi ci réew mi employé ñu du ñuy fay salaire ñu am des contrats yoo xam ne ñu ngi nii sur des bases claires et nettes. contrat yoo xam ne forme bi baax na signé nañ ko jaar na fu mu war a jaar et ñu ñëw ba ci diggante bi liggéey 1 mois 17 jours benn kilifa gu bees ñëw ci kër gi bëgg a changer lépp saboter ko on va pas accepter ça. d'abord on a porté plainte. ñoom liggéeykatu port yooyee ci talaata gi lañ fas yéene déposé ab préavis de grève waaye tamit fas yéene nañoo amal doxuk ñaxtu. trop c'est trop nag dañuy wàcc sur le terrain mardi. ñu ngi yóbbu suñu préavis après de marche dañu koy dem déposer ko au niveau de la sous-préfecture ou bien au niveau de la gouvernance pour ñëw marche dans les allées du port dem ba direction générale wax suñu indignation def suñu grève de faim. ñeenti téeméer ak fukk ak benn contractuel yi ne ñoom jamono ji li ñuy dund metti na lool ci loolu ñuy woo njiitum réew mi Macky Sall mu ut ci pexe. ñu ngi lancer un appel solennel au président de la République et à tous les khalifes généraux aussi. Jusqu'à même aussi lancer appel aussi le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur aussi, jusqu'à le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye di ko xamal ko ne ko nag le trop c'est trop te toute patience aussi a des limites. ci fàttali ñoom liggéeykat yooyee ka leen dàkk moo di directeur port bu bees bi gannaaw bañ ko installé ba noppi Ibou Sy ak ay ñoñom xalaatu ñoo teg mbir mi ci suuf benn yoon te itam dinañ sóob seen loxo ci xeex mi ba keroog ñu ciy am ndam. jaajëfal ko bu baax Taïba Ndiaye nekk ca département bu Tivaouane foofe nag ñàkkub kaaraange ma nga fa jumtukaay ci wàllug wér-gu-yaram courant naka noonu te monte fa la nu samp nag centrale électrique bu Tobène tey ji askan waa ña ngay ñaxtu ki nga xamante ne moom la ñu toftal ca maire ba moom it joxe na xalaatam ci mbir ma Cheikh Anta Diop Sey Latir
di ay ndaw yoo xamante ne jógee ci dëkk yu bëri yu mel ni Beyti Ndiaye Sam Kër Madiagne Beyti Gueye nekk ci commune bu Taïba Ndiaye ndaw ñi de doon yuppi lépp loo xamante ne metti na leen ci seen ab gox nee nañ ci ay jafe-jafe lañu nekk ndaxte lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ay yoon yu ñu jaar ak courant de dëkk yu bëri nekk ci Taïba Ndiaye amuñu ko. ñun dañoo am lu ñu naqari benn sunu jigéen ñi fii ku ci ëmb booy visité ji da ngay daw ay kilomètres ci ay pax ngay dugg di génn leneen sax mën na la cay fekk bala ngaa àgg fa nga jëm. suñu case de santé baa ngi nii médicament dara amu fi. tali baa ngi nii bis yi ñu am muy jóge Tivaouane bu ñu yegsee ba ci dëkk yi fële fa la ñuy taxaw ndax tali bi yegsiwul fi. courant baa ngi nii xëcc nañ ko day tab ko boobu ba léegi bëgguñu koo politiquer. maire Taïba Ndiaye lañ ci joxoon baaraamu tuuma nee nañ daal amul dara loo xamante ne jàppale na ko ndaw ñi ci commune bi waaye kenn ci ay conseiller maire bi di indi tontu. dëkk yooyu am nañu école am nañu tali bu fa àgg je pense que ci ngeen jaar ba àgg ndox aussi les 35 villages yi nekk Taïba commune Taïba Ndiaye yëpp aussi am nañ ko am nañu aussi école muy école Kër Madiagne boobu dëkk yooyu yëpp ñoo ko bokk année 2017 bu rek la fa maire mujj a def benn classe c'est une classe en terrasse mu ngi foofu am nañ aussi case de santé d'ailleurs infirmière ba fay fay sax ba fay nekk sax may maire moo ko jël en charge defal ko contrat di ko fay. ndaw Taïba Ndiaye nag nee nañ jamono yi nag sonn nañu ndaxte gis nañu ay entreprise yu bëri yoo xamante ni ñëw nañu ci commune bu Taïba Ndiaye samp fa waaye du benn ndaw boo xamante ni jël nañu ko mu fay yëngu. ñiy liggéey ci mbalit moom mer nañu lool dem nañu sax grève tàmbali nañu ko démb ca ba minuit rek jotee ndax nee nañ juróom-ñaari weer a ngi nii kenn fayu leen nguurug Sénégal nag lam leen yoral ba ñu ko xaymaa lépp mat na juróom-ñaari milliards ñu teewlu kenn ca ñoom yi kàddu la dénk Fatimata Ba. son taxawaay tey bi nag neexunu parce que danoo dem ba mënatuñu juróom-ñaari weer lañ ñu yoreel yoo xam ne kenn fayuñu ko non seulement daanaka amuñu ko nu waxal actuellement. toog nañ juróom-ñaari weer fournisseurs yi nga xam ne moom lañ ñoon daan fournir muy carburant bi ak pneu yi dem nañ ba weddi nañ nangootuñ noo jox carburant surtout nag ñu yëg ne actuellement xaalis bi nga xam ne moom lañ ñu waroon a jox c'est bloqué quelque part parce que doon nañ ñu wax ne xëy na balaa semaine bee jot ngeen jox seen xaalis léegi fournisseurs yi dem nañ ba weddi nu itam xamatuñu fu nu jëm léegi moo tax ñu ne nan taxaw jusqu'à ce que ñu fay nu 7 mois d'arriéré nun nag ay nationaux lañu lu nu am itam ci dëkk bi lay nekk suñ sañoon tam ànd ak borom dëkk bi liggéey dëkk bi waaye nag li nu gis actuellement xamatuñ ko ndax ku mën juróom-ñaari weer yoo xam fayesu la ko wax dëgg yàlla nun foofu lan mën a yem bu soobee bu ñu jógee fii commencé nañ ko tey jusqu'à nouvel ordre ba bañ ñuy fay heure bu ñu fayee nag wax dëgg yàlla nu dolli waat liggéey bi mais kon actuellement charge yi nga xam ne moom la ñu yoree mënatu la kenn wóolatuñu pour jox nu gasoil wala huile wala lenn. École nationale bu police lu toll ci ñaari fan nag dinañ tàggat ay officier seen lim nag toll ci juróom fukk ñu fas yéene leen tàggat rek ci lépp loo xamante ne xeetu fitna la bu ñuy teg nag soxna yi fii ci Sénégal ñu ne nag soxna yi ñu ci ëpp nag dañ leen di teg fitna te duñu am nag sañ-sañu di dem di kalaame ji ca yoon loolee nag la ñu bëgg mu daq ñoom takk der yi ñu leen ci tàggat ngir nag ñu gën a mun gunge soxna yi ci wàllu wooyu waaye tamit gën leen a mën a taxaw Fatou Bintou Konté. officier de police judiciaire yi dañ leen doon tàggat tey ci li nga xam ne moom mooy lan la ñuy jàppale jigéen ñi nga xam ne dañ leen di faral di xokkatal mu di benn session de formation boo xam ne lu toll ci 50 officier de police judiciaire ñoom ñoo koy def li ko tax a jug nag bokk na ci ñu mën a gën a xam li nga xam ne moom mooy violence yi ñuy teg ci jigéen ñi lee. session de formation bi ñuy def si foofu lay tënku. policiers yi dañ leen bëgg tànkat ñu xam violence sur le genre bu fekkee ne dafa am ñoom nu ñuy def ba prévenir ko maanaam nu ñuy def ba loolu bañ am bu fekkee ne loolu dafa am tamit ñu indi ko ci commissariat yi ñoom taxawaay ban lañ ci war a am. fii ci Sénégal li nga xam ne moom mooy yóbbu sa waajur wala sa borom kër ci kanamu yoon nekk na loo xam ne bokkul ci suñu askan ba tax ni li nga xam ne moom mooy police rek moom moo mun a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi ñu mën a nekk à l'aise. xam nga ni nit ki bu fekkente ni dafa sës wala mu jaaxle li muy njëkk a wax mooy naa dem police wala naa dem gendarmerie kon nag baax na bu baax a baax police ak gendarmerie bi nga xam ne ñooy dalal ñooñu nga xam ne dañu nekk ci métit ba génn seen bopp ba sax li ma wax bëgg a poser acte weexi cosaan ñoom ñu xam bu baax a baax
lan mooy tenant ak aboutissant wu ni ñu leen di tatagale ak li ñu leen di wax ci lu mu doon. ba tax ni sax nguur gi jàpp na ni faaw ñu taxawal nag ay matukaay yoo xam ne ñëpp ñoo ciy ànd. lu mbir mu tar mbir mu jéggi dayoo boo xam ne daf fi war a jóge ba faaw te ñu yaakaar ci lool officier de police judiciaire yi. sensibilisation bi baax information bi baax. li ci am ba am ngir xeex li nga xam ne moom mooy discrimination jëmale ko ci jigéen ñi dafa nekk loo xam ne combat bu rëy la te liñ ci war a njëkk commencé moom moo di li nga xam ne moom moo di dénonciation maanaam boole ci kanamu officier de police judiciaire bi li te ñu bëri duñ koy faral di def. Fatou Bintou Konté ñu koy jaajëfal bu baax lycée bu Sinthiou Bambandé daloo nanu ko loole nag ci alxames ji la démb ci teewaayu jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi di Serigne Mbaye Thiam foofe nag daal dina fay rek diggee enveloppe nag $2 milliards boo xamante ni nii dana dugg ci programme bi nga xamante ne samp nañu ko te muy lépp luy maanaam abri provisoire muy nag salle wala boog école yi nga xamante ne nii lu ci mel ni saalub néggandiko la ñu dindi ko fa nag daal di koy tabax loolee nag ñu ne bëgg nañu ko def daal ca diwaanu Matam mu sotti dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. ci lycée bu Sinthiou Bamambé léegi nag drapeau bi mën na yéeg ki wàcc ndaxte bërëb bi daal nañ koy tabax lii doonoon mëbëtu askan wi. jooni noon taade hannde ko lycée Goudittel. tey jii ñu ngi inauguré lycée bu Sinthiou Bamambé kon loolu dañ ci war a sant yàlla ndaxte lu mag la dina jàppale élèves yi dina tax ñu gën a taxaw ci wàllu njàng mi dañu war a rendre itam hommage ci école 1 bi nga xamante ni directeur général di douane fi la jógee man mii ministre la ci fi la jàngee Ousmane Ibrahima moo koy tam ingénieur la fii la bàyyeekoo kon tey jii lii jéego la ngir xale yi seen njàng gën a mën a taxaw. aujourd'hui un ingénieur et wonɓe ko toon ɓe njàng. Serigne Mbaye Thiam ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllu njàng mi tey woon lu jëm ci wàllu ndaje bi itam rafetlu liggéey bi nga xamante ni association des ressortissants de Sinthiou Bamambé ñoo ko amal ànd ak état bu Sénégal ak état bu France moom sax fàttali na liggéey bi nga xamante ni nguuru Sénégal def na ko ci wàllu njàng mi fii ci diwaan bi. pour daloo lycée bii nga xam ne ay doomu dëkk bi nekk bitim réew nekk France ay doomu dëkk bi jàngee fii nekk fii biir Sénégal ñoo lëkkaloo ak gouvernement français. ci benn projet boo xam ne bii am na ko fii ci Sénégal ñu koy wax PAISD pour tabax ko ci diggante président Macky Sall 2012 bi fi toogee ak léegi dugal nañ fi lu mat juróom-ñetti milliards ci mbirum njàng mi. lu jëm ci wàllug daara yi nga xamante ni ay saket la wala boog muy ay mbaar ak taxawal bi ñu war a taxawal yenn ci lycée yi Serigne Mbaye Thiam nee na lu toll ci juróom-ñaar ci ay milliards dañ ko dugal ci diwaan bile. waaye danañ ci yokk. diggante ñaari at yi di ñëw fekk 2019 ñetti milliards ak juróomi téeméeri millions yoo xam ne danañ ko dugalaat ci mbirum njàng mi fii ci région de Matam. ñu xayma classe yi nga xam ne ay kringting la wala sàkket ëpp léegi jege na ñaar téeméer classe yooyu ci programme bu ñuy wax programme de remplacement total des abris provisoires lu mat $2 milliards danañ ko dugal fii ci région de Matam. xale yi nekk ci lycée bu Sinthiou Bamambé léegi nag war nañu gën a mën a nokki ndaxte lii bokk na ci seen i mëbët moom Serigne Mbaye Thiam nag ñaan na leen ñu gën a sàmm lii di lycée bu Sinthiou Bamambé. ci daara yi la ñuy des waaye bi yoon nag wax ci xeexum cigarette mi ñu gis ne nag faw na ñu dooleel ko kon ci daara yi programme bi nga xamante ne nag moom la ñu dénk xeex boobee daal dinay rek door campagne de sensibilisation bi fii ci Ndakaaru nag ca lycée John Kennedy nag la ñu tànn ngir ndoxteelu kon programme boobee ndoxteelu kon campagne bi may jéggulu foofee nag ndongo yi nee nañ xam nañu bu baax a baax loraange yi ci cigarette waaye responsable tamit fas nañu yéene rek def seen kémt lay kàttan ba ñu sàmmonteeg tëralinu daara jooje Mame Biram Diouf Mohamed Dieng. cigarette baaxul ci wérgu yaram lim lay indil daal tu la jural dara lu baax. képp koo xam ne da koy utiliser buñ soñoon mu arrêté ko ñi nga xam ne mosuñu koo utiliser tamit buñ ci dugg. ñu xam bu baax kon musiba yi nga xam ne moo nekk ci tuxum cigarette loolee sax doon solo waxtaan ak bëccëg yi nga xam ni ko ñu ngi koy amal di ndorteelu campagne programme national de lutte contre le tabac ci l'école yi nag xale yu jigéen ñi moo xam xale yu góor ñi. ñëpp la soxal. xale jigéen ñi dañoo rëy rek bëgg a accéder ci yenn groupe bi yenn fréquentation yi tey loolu baaxul te la ñuy lor seen waajur yi rek. jigéen ñi nga xam ne ñoo koy utiliser moom tamit mën na leen indil des maladies yoo xam ne mën na leen tere am doom aussi bu ñu amee doom bi tamit mën na nekk xale boo xam ne dafay am poids bu faible. ñu bëgg ko ñu bañ ko fu mu nekk nii cigarette saa ngi ci dëkk bi te nekk na effet de mode xale yi ñu ngi xewal benn façon bi ñuy wax chicha yi xale yi bare tox yaakaar ne xëy na moo gën a ñàkk garaaw cigarette bi te fekk moo gën a garaaw léegi wane nañ ko ci salle bi. ni tax kon ba administration bi jël ay mesures yoo xam ni dina tax tux mi ñu jëlee ko ci l'école yi. ñun ci biir école bi di nga remarqué ngeen nee naa leen da ngeen ñëw ci heure de pause
xale yi duñ leen bàyyi ñu génn gis nga li ñuy lekk lépp mi ngi ne ci gannaaw dañoo dugal jaaykat yëpp ci biir dañuy tëj buntu bi ku fi dugg dootoo génn tànk wàcculoo ci biir nag ñun ñëpp ay parents lañu ñun ñëpp ay jàngalekat lañu. ci buntu bi ba ci biir gis nga ci cour bi dañu leen di accueillir dafa am personnel de surveillance bi nekk ci cour bi di xool nañuy comporté yoo ba ci biir cadre de classe cigarette moom dafa bokkul sax ci suñu programme fii. campagne bi nag bokk na ci liñ ci bëgg jëlee ci l'école yi lépp loo xam ni xeetoo woon na tuxum cigarette. ñu dem ba Diamniadio ci kër docteur boobu nga xamante ne nag moom la ñu jagleel tout tànk ya taxaw nañu nag kon ci gën a yaatal liggéeyam rawatina ak liggéey boo xamante ni jëm na ci gën a taxawu xale yi nga xamante ni seenum xel taxu koo demee noonu maanaam ànduñu ak seenub xel dina am nag ab service boo xamante ni daañu ko fa samp muy service bu bees njiital kër ga moom moo ko xamle waaye directeur bi nga xamante ni moom la ñu dénk établissement sanitaire yu Sénégal moom it àdduna ci gën a gunge responsable yooyu ngir nag seenub liggéey gën a mucc ayib Ousseynou Thiam Bira Diagne. lii di hôpital bi faj xale yi nag nekk fële ca Diamniadio dana faj léegi xale yi nga xam ne nii dañoo ànd ak lii di feebaru xel ku ko xamle di directrice bi ci bëccëg guñ doon amal jëm ci nag ci wàllu santé mentale ci wàllu ndaw ñi. benn ndaje boo xam ne dañuy waxtaan nag ñiy liggéey ci mbirum wér-gu-yaram de façon générale waxtaan lan mooy solo faj xale boo xam ne àndul ak xelam donc pour ñu mën a rek prétexte la def benn journée scientifique mais solo bés bi mooy ne hôpital Diamniadio bés ni ki tey am na service bu ñuy wax pédopsychiatrie bi nga dafa xam ne dafay faj xale yi nga xam ne dañuy judd ba am fukki at ak juróom-ñett nga xam ne dañu am ay problème mu xel. lan mooy pédopsychiatrie responsable bi nga xam ne nii moom mooy service bi ci l'hôpital boobu di ci dellu si. ñun dañuy liggéey lépp lu jëm ci santé mentale xale ak adolescents yi maanaam 0 ba 18 ans lépp lu jëm ci feebaru bopp rek ak xale yi rek lépp lu jëm ci accompagnement xale yi nga xam ne dañu am problème mu dañ leen sàkku wala xale yi nga xam ne dañu am maltraitance dañ leen dóor wala xale yi adolescents yi nga xam ne dañuy jël ay drogue ak yooyu dañ leen di jàppale ba génne leen ci situation yooyu jàppale leen sur le plan mental accompagner leen. ci gunge bi nga xam ne ni nag ñii di responsable hôpital bu Diamniadio boobu ñi ngi koy ñaan nguur gi gunge leen ko nag jaalal ko ci lii di ministère de la santé jëwriñ ci ñi denk nag lii di établissement sanitaire yi di ci dalal seeni xel. dégg nañ bu baax jàmbatu personnel hôpital bi pour dooleel leen et ministère de la santé gouvernement du Sénégal commence na leen jàppale pour yokkal leen ay jumtukaay yi nga xamante ni dinañu mën a améliorer ni ñuy fajee nit ñi moom la ñuy tuddee contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. donc am nañ yaakaar que hôpital Diamniadio bi aussi ak taux de fréquentation bi yokku dinañ yokk jumtukaayam pour ñu mën liggéey dans de bonnes conditions. pour waa kër docteur yooyu nag il faut ñi yëngu yëpp ci wàllu tuut tànk yi dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllu lii di santé mentale ñu gën a mën a taxaw nag ndaw ñi ak waxambaane yi nga xam ne nii dañoo amee bile feebar. cant ak ngërëm ñeel na la Ousseynou Thiam xibaaru biti réew yi ci tënk ca Côte d'Ivoire njiitu réew ma di Alassane Ouattara fi ne nag la mu bëgg rek mooy ñu suuxal parti boobee ñu naan PDCI parti ba nag daal di suux lépp rek ngir mu mën a am kon ñetteelu mandat ci woteek falok njiitu réew moomee nga xamante ne nii moom la ñuy waajal waaye bu ñu sukkandikoo ci lii ñu naan la lettre du continent loolee nag mënta loolu bis bu amee rek nañu jàpp ni kan lëkkaloo bi nga xamante ne nii bëggoon nañu ko ci diggante PDCI bi nga xamante ne Henri Konan Bédié moom moo ko jiite ak RDA bi nga xamante ne nag ki njiit la moom mooy Alassane Ouattara kon seen booloo du mën a nekk ñi xippi seen bët di xool ñu duppee leen ay observateur ñoom it jàpp nañ ni loolee bu ñu ko seetaanee ba mu jàll parti boobee nga xamante ne nii Houphouët-Boigny moom moo ko jiite muy PDCI dana jóge ci réew ma ba faw kenn dootu ko tudd la ñuy wax kay mooy parti boobee ñu naan RDA kon li gën a fës ci xibaaru biti réew yi ñuy ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bu njàpp yàggee ki war miin nga war foo jaar nga war feeñ loolee am ca musiba ma xewoon ci àll Boffa Bayet bu bin l'Observateur procureur de la République bu Ziguinchor di El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla ak commandant Issa Diack njiital section recherche bu gendarmerie wax nañu démb lenn ci li jot a feeñagum ci enquête ba ñu doon def te mu jëmoon ci leeral ak a feeñal ñi faatoon fukki taxankat ak ñeent ci àllu Casamance ba ki nga xam ne moo sooke yëf yi jàpp nañu ko ba mandat dépôt ko ab lieutenant la bu bokk ci faction MFDC li indi woon coow lekk nañu leen faateek ñi leen
faat lépp enquête kat yi xam nañu ko. Bourama Tumbulu Sané di benn waay bu ñu ne dafa bokkoon ci yëf yi maanaam ab suspect ñu jàppoon ko waroon koo déglu ca gendarmerie ginnaaw bi ñu ne dafa faatu ndax malaise bu mu amoon. L'Observateur nee nañu enquête ba feeñal na ne moom Bourama Tumbulu Sané xeme la naanoon ngir bëgg bu ko gendarme yi jël see di ko enquête mu dee ci seeni loxo. La Tribune nañu mbirum Boffa Bayotte ba enquête ba taxawaaluwul ne ñaar fukki fan rek gannaaw ba musiba ma amee xam nañu ñi nas loole ak ñi ko def ba teg nañu leen loxo bu ñu sukkandikoo ci procureur de la République bu Ziguinchor. Journal bi tegal ñu ci ne état bu Sénégal nag waa MFDC moom la ñu ciblé ci yëf yi la Sénégal nañu génnee ko ci du yomb ne yoon wi enquête kat yi topp ci fipp MFDC yi la leen jëmee enquête dina kay nañu waa MFDC ñoo ngi ci guuta ñoom it kenn gënu leen a dugg jamono ji ñeneen ñu dugg ba mel ne rubba journal enquête nañu moo di ñi ñu jàpp ci mbir mi ne ku dégg démb procureur bi li mu wax ba muy janab taskatu xabaar yi dangay xam ne gaañi caaxaan du leen ca génnee René Capin Bassène di journaliste bi ñu tegoon loxo ci enquête bi enquête dina kay di laaj ndax du moom mooy ki planifié congu gi ba noppi exécuté ko enquête dina kay nañu dëgg ga ñu doon wër ci àll ba feeñ na benn waay bu bokk ci faction MFDC moom la procureur tuumal mbir mi procureur bu Ziguinchor Alioune Abdoulaye Sylla ak lieutenant colonel Issa Diack njiital section recherche ñoom ñaar ñoo nekk ci xët mu njëkk Soleil national journal bi boole ko seeni kàddu procureur Sylla di wax ne cong gi des ko planifié ba noppi exécuté ko lieutenant colonel Issa Diack xamle fa ne ñi ñu jàpp ba tëye leen am nañu ci ñoom ay preuve yu leer ci Sud Quotidien mun nañu fa mboolem ñi ñu jàpp ci yëf yi ba tëye leen ci fu dëgër la ñu joggi ba jàpp leen tëye ay preuve yu leer yuy wane ne laale nañu bu baax a baax ci li xewoon ci àll Boffa ba yéenekaay bi tegal ñu ci ne procureur bi nee na li am yëpp mi ngi jugee woon ci ay ordre yu benn lieutenant bu MFDC moo ko nas moo ko def libération nañu li gën a yéeme ci mbir mi sax moo di am na ñaari nit yoo xam ne ñoo ngi leen doon tudd ci yëf yi mu di René Capin Bassène ak Omar Ampuy Bodian ñoom ñaar ñëpp ndekete ay agent état bu Sénégal lañu René Capin Bassène ANRAC lay liggéeyee Omar Ampuy Bodian moom bañ na ko ba boo demee këram drapeau MFDC la samp ci ëtt ba libé nañu waaw ay agent yu état bu Sénégal agent yoo xam ne état bu Sénégal moo leen di fay weeru yàlla sàkk ak xaalisu askan wi nan la ñu mënoon a gëmee ne ñooñee seen loxo dana masa laale ci luy faat askan wi Les Échos nañu fële ca Casamance ku wax lii wax la ca des ne jamono ji ñuy lijjantee la xewoon ci àll Boffa Bayotte ba am na fa ñetti espagnol yu jigéen ñu fa violé dañu leen siif yegg ci seen kaw jël seenub xaalis yóbbu Vox Populi ne ko loolee démb la am ca boori Jululu ci diggante Karong ak Kataba 2 ci ngoon gi ñeenti espagnol yu jóge woon ca Kafountine ñoom la ay samba boy dogale ak ay ngànnaay wàccee leen jël xaalis ba ñu yoroon yóbbu lu ëpp ñetti millions ñu ne déet ne waay ñu jël ñetti jigéeni espagnol ya ne woon ci oto ba yóbbu ci àll bi violé leen ba seen xol sedd bàyyi leen ñu dem Vox Populi nañu wëyu yi def jëf ju ñaaw joojee dem nañu waaye l'armée bi mi ngi leen di wër gu miti te fu ñu leen jàppee duñu doy sang bu tedd bi yoonu murid doyloo di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides Walfadjri ne nañu def na déclaration bu njëkk en tant que xalifa général des mourides sang bi teg na yoon wi mu fas yéene jaar ngir doxal li ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba yan Les Échos moom it xëy yéen ko xibaar bi ci xët bu njëkk ba yeggee ñu sax lenn ci kàdduy xalifa bi muy xam le ne la mu ne woon du ca jóg doon xalifa du ko tax a soppi jikko santaane ne ci jullit ci réew mi ñu fexe bokk ci jullit yi gën topp l'islam te moytu ay terem Vox Populi nañu xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou nee na la mu nekk ma nga ca ku dem mu dem ku demul mu dem nañu dellu ci l'Observateur xooli fan la yob ñoom Khalifa Ababacar Sall bi toll avocat défense bi yéenekaay bi nañu li ñuy sàkk moo di ñu neenal li ñuy toppee Khalifa Sall Les Échos ne ko yamuñu ca ne avocat défense bi fas nañu yéenee jébbal demande liberté provisoire ngir ñu bàyyi Khalifa Sall may ko bàyyib néggandiku mu dellu këram Source A nañu waaye ca tribunal ba ca layo ba la woon keroog rek moo fa amaat ay dënn yu jug ak i dàggasante enquête dina kay nañu avocat yu Khalifa Sall li ñu bëgg moo di ñu dakkal nu mu gën a gaawee tuuma yi ñuy toppee Khalifa Ababacar Sall buñ ci noppee may ko liberté provisoire ci xeex boobee la avocat yi nekk xeex bi ci wàllu gàllaaj tar na lool ci diggante Modou Lo ak Lac de Guiers 2 maa nga ca lambu jo sunu lamb moo ñu ko xamal yéenekaay bi dañu ñaari mbër yi di Modou Lo ak Lac de Guiers 2 ku ci nekk yaa ngi wan sa morom ne ko maa la ëppi gàllaaj maa la ëppi xarxa fuufa ku ne indi nga say sëriñ ku ne indi nga say maaman ñoom ñaari mbër yi di Modou Lo ak Lac de Guiers 2 sunu lamb nañu bés bu yàlla sàkk lu mu gàtt-gàtt ku nekk ci ñoom di nga sangoo fukki bitéeli saafara jàpp fukk ak juróom. jaajëfal ko Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dana fi teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen.